gën a fës kon ci xibaaru digg bëccëg gi bokk na ca Ousmane Sonko mi àddu jëmale gannaaw kon ba commission d'enquête parlementaire daal di fësal rapport bu mu daal di def ci 94 milliards yu mu tuumaal kon kii di Mamour Diallo moom mi jiite Pastef ne nag commission bi ñoo fa nekk nag xamuñu tous xamuñu dara Ousmane Sonko nag mi nga xam ne ci ab caravane bu muy amal kon ci jamono ji ca Ziguinchor foofee nga xamante ni fa la fekk baax Abdoulaye Wade di dellu kon ca palais de la République juróom ñetti at gannaaw kon ba mu ñàkkee nguur gi moom président de la République kon di ko daal di dalal ti ji ci ngoon sénégalais yi nag di ca rek daal di wax seen xalaat ku ci nekk nag ak na nga koy gisee di ngeen déglu reportage bi ci biir xibaar yi tey ji nag di bés bu ñu jagleel ci àdduna bi yëpp xeex bi ñuy xeex rhumatisme arthrose bokk na nag ci li nga xamante ni sénégalais yi moom la ñuy gën kon di jànkonteel ci feebar woowile nañ ko waxtaanee kon ci biir xibaar yi ak professeur bi di Souaïbou kon Ndongo nekk rhumatologue ci weneen wàll tranche de vie dinañu daje ak ki nga xamante ni moom mooy ki njëkk nodd kon ca Masalikul Jinaan Sayer Ndiaye lay wuyoo kon nataalam ci kanam ak Pape Balla Gueye ci tranche de vie leneen ci xibaar tàggat yaram lay doon ak Youssouf Bodian li yéen kay xëyite ñu ànd ceeg Barthélémy Ngom Abdoulaye Diop mu féete ci machine bi ci micro bi Dieynaba Seydou Ba. dañuy dem ba Ziguinchor fekk fa suñu ndaw Lamine Ba Lamine maa ngi lay nuyu. waaw Dieynaba maa ngi lay fay. sànq maa ngi ko doon wax ci boppu xibaar yi ka jiite Pastef maa nga kon foofee ca Ziguinchor foofu nga xamante ni foofu mooy daanaka base politique am sori na la moom Ousmane Sonko wala daf la jege pour ay tontu ak laaj. waaw xam nga Dieynaba li nga xam ne mën nañu ko jàpp jamono ji moo di Ousmane Sonko mu ngay wéy di amal caravane biir Ziguinchor. waaw ndaxte noonu la ko tàmbalee 11h ba léegi mu war a fi ñëw nag fi nga xam ne moo di Casa Verde di bërëb bi nga xam ne mu war fi amal conférence de presse war a jënd ak taskatu xibaar yi. war a indi xëy na ay tontu ci li nga xam ne xew na démb ci assemblée nationale. waaye fu mu nekk ni sori nañu yàggul nag dina fi yegg si war a am jàkkaarloo taskatu xibaar yi waaye li nga xam ne mën nañu ko jàpp Dieynaba jamono ji mooy ñu ngi ak ay militants bi fi ne ñoom it li nga xam ne moo di xew na assemblée nationale démb suivre nañ ko donc nañ ci laaj seen i xalaat soxna si wax ñu noo tudd ak noo sant. maa ngi tudd madame Ndiédji Ousmane Sonko. suivre nga démb li xew ci assemblée nationale yéen militants yi Pastef ci Ziguinchor noonu lañ ko gisee. ñun de nuñ ko gisee mooy forfaiture la te vraiment ñun tamit taxaw nañu tem pour protéger suñu leader duñ ko bàyyi fenn fu ñu saxalee sa liberté pour une assemblée vraiment mécanique bu ko emprisonné ci Malifort loolu vraiment ñun taxaw nañu pour xeex loolu. léegi yéen fu mu nekk nii fas nga ñëw protéger Ousmane Sonko nee ngeen. ñun daal fas nañu yéene boot ko rogonte ko vraiment ba lépp lu ñu sumb du jàll soobee yàlla. benn militant nga ni Dieynaba yow noo tudd. Bassirou Koli. Bassirou yëkkatil baat bi donc yéen noonu gisee li nga xam ne démb xew na ci assemblée ak lecture rapport d'enquête parlementaire bi ak li ñu ci wax. di tuuma yi njëkk ci Ousmane Sonko. moo am loolu la ci confirmer rek li suñu président Ousmane Sonko li mu waxoon mooy la machine est enclenchée machine boo xam ne tey c'est seulement préfabriqué pour détruire Ousmane Sonko mais nañu xam ni le peuple casamançais surtout les jeunes ñun dañoo taxaw temm pour jàkkaarloo ak Macky Sall ak député wu mi ndax lii nii li ñu bëgg a def duñu leen ko seetaan te duñu leen ko may Ousmane Sonko du Karim Wade Ousmane Sonko du Khalifa Sall Ousmane Sonko c'est un patrimoine national pour mel ni Ousmane Sonko musul am Sénégal kon dañ ko war a jeunes yi tey le peuple sénégalais ñoo war a taxaw Macky Sall dellu ginnaaw ñun de pare nañ pour faire face à lui. li xew nag commission bi. waaw Dieynaba. ñu bàyyi la nga wéyal kon caravane bi xam naa ne yëg nga ko moom Ousmane Sonko daan na tamit àddu jëmale sànq sax en direct ci xibaar yi ci kàllaamay nasaraan waaye ci page Facebook am moom itamit daan na rek réagir ci conclusion yi nga xamante ni commission d'enquête parlementaire bi kon def na ko moom leaderu Pastef nee na nag tey jii dafa kontaan ndaxte dëggal na li mu doon xalaat kon ci li nga xamante ni commission bi loolu rek la daal di liggéey ne dara xamuñu ko tous kon ignorance bu mag la ñu daal di wane kon ci liggéey bi Ousmane Sonko nag wax naa ko ci page Facebook am la ko daal di bind Lamine Ba ci loolu nag dañ ci ànd ak Pape Bes Diba mi ñu yëral page boobu. commission d'enquête bi lu mu tënk ci ay conclusion woom yëngalul benn yoon Ousmane Sonko contraire bi sax moo am ndax moom njiitu Pastef nee na mooy nit ki gën a kontaan ci suuf si ndax waa commission bi ñu bëggee jëf lu bon ci
moom loolu la bind nee na commission bi nga xam ne politique la ñuy def rek dañu confirmer dëggal lam doon wax ci ay tuuma jëmle ko ci Mamour Diallo moom Ousmane Sonko muy wax ne ñàkk a xam dara goo xam ne feeñ na ci page yi commission bi bind dañ ko sax yombal liggéeyam ginnaaw buñ ko xamalee moom ay détails yu mu amul woon dans tous les cas yenn passage yi nga xam ne moom moo nekk ci rapport bi lu mu xamle mooy ci nit yi ñu déglu ñëpp amul kenn koo xam ne ni wax nga wala nga nangu ne Mamour Diallo dafa détourné xaalisu réew mi tax na commission bi mu ne li nga xam ne ni moom mooy ay tuuma jóge ci Ousmane Sonko mu teg ko ci comme ki nekkoon directeur bu domaine du dara lu dul wàllu acharnement politique Sonko mi nga xam ne moom nee na mooy bête noiru gars yi dañoo bëgg rek seetal seen camarade de parti nee na membre commission boobu dañu jëf lu méngoowul ak yoon tax na mu ne dañ leen a war a topp ci tentative de blanchiment escroquerie ak faux. Pabes Diba Ousmane Sonko nag wax nañ ko mi ngi ci ab caravane foofee ca Ziguinchor bu ca noppee dana janoo ak taskatu xibaar yi dinañ ci dellu si ci kanam ak suñu ndaw ba ñu nekkal foofee ca Ziguinchor di Lamine Ba ba léegi ci wàllum politique ñu waxtaanee nag gisee bi nga xamante ni moom la Sénégal bi yëpp tegi gët tey ji ci ngoon ci diggante Abdoulaye Wade ak Macky Sall ca palais de la République lay doon bu 17h jotee moom président Macky Sall moo daal di invité ki nga xamante ni moom mooy président Abdoulaye Wade gannaaw seen jubbo foofee ca Masalikul Jinaan kon yenn ci sénégalais yi nag ku ci nekk ak na ngay gisee daje boobile bu nekkee am na ñi nga xamante ne rafetlu nañu bu baax a baax bi li jubbo am ñu jàpp ne bii jubbo amul benn intérêt kon ci réew mi reportage Adji Maguène Ndiaye. Wade a déjà fait son temps. Ils n'ont qu'à laisser Macky terminer son mandat. daje bi am ci diggante maître Abdoulaye Wade ak Macky Sall jur na ab waxtaan ci biir askan wi Keba Traoré di informaticien mu jàpp ni bile daje du def lu dul gën a dëgëral diggante ñaari kilifa yi. Wade nag war na xam ne ne Macky doomam la lii da ko yéex a def peut-être méttoon na ca commencement ba mais comme que yàlla def na ba lii am dañ ko war a santé suñu borom nga xam ne dafa bokk ci loolu mooy apaiser climat politique Sénégal. Christian ak Boton moom di xamle ni les retrouvailles askan wi ñoo si fas yéenewul gis njëriñ. D'une manière générale indilul dara population peut-être pour les fins politiciens mais en réalité Macky produit wu Ablaye Wade la mais bon si bu dee mën na indi benn apaisement au sein de la population c'est bon. ndaw si di àddoo neneen moom muy wax ni deful lu dul di ko rafetlu muy xamle ni ba tey bénéfice la si nit ñi. ñuy rafetlu sëñ Mountakha parce que lim daf lii mooy yëfu jullit ay nit ñu réeroo ci loo xam ne du dara ci mbirum àddina mu jubale leen ba tey ñu àndaat war a mën a taxaw pour waxtaan avantage population bi ñun d'accord nañ ci daal. président Macky Sall ak Abdoulaye Wade ñoom daal dina nuy woote jàmm ci seen diggante ci jamono ji ni amalee inauguration mosquée Massalikul Jinaan bi lee dajee tey si ngoon mën na nekk ab buntu buy gën a dëgëral diggante ñaari kilifa yi. benn waxtu jot na ba teg juróom-ñetti simili. RFM rajo askan wi. Nabi Silla maa ngi lay nuyu. ñoo ngi lay fay jéene ko Seydou Ba yaay suñu ndaw foofee ca bët kon gànnaaru Sénégal ca Ndar foofee nag étudiants yi dañoo xëy tey ji ci suba daal di yëngal baare kon tali wi taal ay pneu ñoom étudiants yi la ñuy ñaawlu mooy yenn ci étudiants yu ñu rek daal di orienté foofee ca UGB dañu jàpp ne université bi dafa fees ba noppi. waaw dafa fees ba noppi ndax lu ci wàllu assainissement bi problème la ndax lim ba fa nekk tuyau ya dañ ko attanatul ndox ma dafa nekk ay jafe-jafe li nga xam ne dina ci wàllu dëkkuwaay yi yu ci bare yeegul ba tax na ñoom wàllub amphithéâtre yoo xam sax dañuy jànge dafa am yoo xam ni liggéey bi dafa tàggatémbe demul dikkul li nga xam ne nag jàpp na jëm ci wàllub yoon bu ñuy réclamer ci wàllu fàllu seen ñoom ñu féddali ko gannaaw janoo ak taskatu xabaar yoo xam ne jot nañ ko def léegi ñoom nag ñu daal di baare woon tali bi des routes nationales 2 ci 11h ak léegi gendarmerie def daanaka waxtu ak lu topp soogay egsi ci bërëb bi ñu egsee nag ci jamono ji mu am ay grenade lacrymogène yu ñu sànni li mu étudiants yi li ci nekk barewul woon loolu ndax su fekkee gis nañ jey na ba ci jamono ji yu ci bare ci étudiants yi tijjeeguñu ñenn ñi nag sax ñi fi ñëwoon jot def ay examen ñi ci bare dañu dellu waaye loolu dindiwul dara ci détermination coordination des étudiants de Saint-Louis bu Aboubacar Sall jiite ñoom ñu feddali jafe-jafe yooyu nee nañ nag li mu juróomi junne étudiants yoo xam ni ministre mi daf ko fu bëgg indi doonut loo xam ne daal dana indi taw féex ca bërëb ba ndax nee nañu li nga xam ne indi woon na jafe-jafe ba fàllu seen ñàkk ci bakkanam lu ni mel moo taxoon li nga xam ne itam aju na ci wàllu assainissement bi tax nañu daal di dàq ñeenti étudiants ci at wi ñu génn tey ñi su fekkee ñooñu desaat nañ ci bërëb bi
day gën a rek yokk joote ci mbir mi li aju nag ci wàllu bourse yi nee nañu am na ay étudiants yoo xam ne bourse daaw ak léegi dañ cee jotagul ba tax na lii lépp nekk jafe-jafe yoo xam ni bëgg nañu kilifa yi saafara ko nee nañ nag jeena ba li leen gën a metti moo di banalisation revendication yoo xam ni autorités yi ñoo ngi koy def ba léegi jëwriñ bi daf leen a faalewul toongul toog ak ñoom waxtaan ak ñoom ci jafe-jafe yi nga xam ne daal ñoo ngi ci am na ay grenade lacrymogène yoo xam ne sànni nañ ko gendarmerie ci jamono ji mi ngi dégager route nationale de ngir askan wi mën a dellu ci sagoom dem ak dellu si. mais Nabi dafa mel ni fan yi moom bët gànnaar bi njàng ak njàngale bi xaw na yëngu Prytanée mi ngi am foofu ay jafe-jafe ak professeurs yi nga xamante ne dañ leen tuumaal ne dañuy xarmat ak université Gaston Berger bu Ndar foofee étudiants yi aussi nekk ci ab grève bu amul àpp. waaw ndax su fekkee gis nañ ci mel na Prytanée militaire ndax 16 jàngalekat yi nga xam ne dañ demandé seen redéploiement ba léegi kenn remplacé gu leen liñ leen nag tuumaal bokk na ci limu yu néew ci wàllub jàng goo xam ne ñoom dañ koy def am na ñoo xam sax juróom-ñaari waxtu la ñu amoon la ca des ñuy nii ñu tuumaal leen ni daal dañuy dem ci école privée yi di ko fa def li nga xam ne itam aju na ci wàllu cours particulier yenn ay étudiants wala boog élèves yu nekkoon ci Prytanée di fa jàng dañ ñi daal dafa am yenn ci jàngalekat yoo xam ne dañ doon wax ak seen waajur yi ñu leen di yónnee xaalis ñu leen di jàngal ca bërëb ba loolu la commandement bi jot a yëkkati xam le ni daal ñooñu bëggatuñu jàngalekat yooyu ca bërëb ba jàngalekat yooyu ci jamono ji nag nee nañu tijjeeku nañu ngir ñu indi solution indi waxtaan gannaaw ba ñu teggee tuuma ci jafe-jafe yooyu soxna Jeene Ba. waaw ñu bàyyi la kon nga topp grève bi moytu nag grenade lacrymogène yi balaa mu lay dugg comme na mu duggee woon keroog sabar ci en direct ci antenne bi fii ci RFM di la gërëm bu baax Mouhamed Nabi Silla ci weneen wàll parti socialiste ñoom danañu nekk tey jii ca Touba délégation kon bu am solo moo fa nar a dem ko koy jiite di Aminata Mbengue Ndiaye nekk premier secrétaire général adjoint bu parti socialiste ñi nga xamante ni ñoom ñooy talibé yu Cheikh Ahmadou Bamba ñoom ñooy màggal safar gi fii ci Médina ñu duppee ko safar ak waa Médina li ci bees nag te daal di rafet ci mbir mi mooy dañ cee rek daal di dugalaale la ñu duppee consultation gratuite maanaam ñëw kon xool sa yaram te doo fay dara ñu yokk ci tamit ay garab yu ñu lay jox itamit te doo ci génne dërëm mouvement boobu nag dañoo fas yéene kon at bu nekk daal di def li ni mel Umu Kalsum li safar ak waa Médina door na ak ay xasaayid ak ay jàng alxuraan édition bu njëkk bi ñi di taalibe Cheikhul Khadim yi beneen yoon lañu gis ngir waajalee ko muy jël ay nit daal di saytu seen wér-gu-yaram ba noppi may leen ay garab Ousseynou Mbaye ñu ci ëpp dañu ami jàngoro comme dañu ami jàngoro nag ñu woo docteur woo leen ñu ñëw pour defal nit ñi ay consultation yoo xam ne gratuite lay doon ñu may leen garab yi seet seen wér-gu-yaram daal loolu ñun sax moo ñu ci ëppal importance ndax toujours Sénégal nga gis koo xam ne dafay feebar munta faju bu ñu amee opportunité def lii tey mën a am ay garab mën a am ay docteur ñu ñëw toppatoo leen seet seen wér-gu-yaram donc loolu luy am solo la. bu ñu sukkandikoo ci taalibe yi joxe ñam baax na loolu waaye dañoo war a taxawu askan wi ci seen wàllub wér-gu-yaram. dañu indi ci tàggat yaramu nit ñi seet seen wér-gu-yaram toppatoo leen pour nga xam ne ku fi ñëw tey ji yàlla mun na fi doxe boo amoon benn jàngoro nga fajoo fi loolu tuyaaba bu mag la soxna si loolu moo gën a rëy xam nga dañu wax ne jox nit mu lekk ak toppatoo nit wërgu yaramam loolu dara mënu ko fay ñun nag moo tax sunu safar bi mu uuteeg gaay ni ñuy safare ci édition bu njëkk bi safar ak waa Médina li nga xam ne moo di wàllum wérgu yaram moo gën a soxal taalibe yi ñoom ñi lee nee nañ danañ fexe ba at mu jot ñuy amal lu ni mel ngir taxawu askan wi ci seen wérgu yaram. mu nekkoon kon mbégte safar gi wayjur bu góor bu ñaari xale yi nga xamante ni dañ leen fekkoon kon ñu faat leen foofee ca Touba rendi leen kon mujj na génn ci l'hôpital ba ñu ko yóbboon gannaaw ba mu bëggoon xaru ba mu gisee kon li nga xamante ni def nañ ko ñaari doomam yooyu le ba léegi nag ñu jàpp mbokk yi ne enquête bi ma ngay rek daal di wéyandi foofee ca Touba benn waxtu jot na ba teg fukki simili ak juróom ñu wéyal xibaar yi fii ci rajo Futur
Futurs Médias xam ngeen ne tey nag mooy bés bu ñu jagleel ci àdduna bi yëpp xeex bi ñuy xeex feebar bi di rhumatisme fii ci Sénégal nag jàpp leen ne ay njàngat ñu rek daal di def wane na ne lu jëm nag ci wàllum rhumatisme mécanique yu ci mel ni arthrose la ñuy rek gën a xam moom la ñuy gën a dund tamit am na nag lu jëm ci wàllum rhumatisme la koy gën a indi mooy yaram yu diis yi wala sax nga daal di am nekk pata ci weneen wàll moom mooy cigarette si ñuy tux wala lu jëm nag ci wàllante bu ñuy amal ci diggante kon wayjur ak doom muy facteur génétique bu ñu sukkandikoo ci professeur Souaibou Ndongo moom rhumatisme nee na ne rhumatisme nag foofu ñu daal di koy rek def ab traitement waaye traitement bu mucc ayib te gaaw Salimata Aw. rhumatisme mooy jafe-jafe bi nga xamante ni mooy jàpp say yax wala sax articulation yi ci Sénégal jàngat yi ñu mujj def mooy wane ni rhumatisme bi ñuy wax mécanique moom moo gën a bëri professeur Souaibou Ndongo moom rhumatologue la nekk chef de service ci hôpital Dalal Jamm. liñ ci jàngat mooy arthrose mooy bi nga xam ne moo ci gën a bëri comme àdduna bi yëpp foo dem ci àdduna arthrose mooy rhumatisme bi gën a bëri arthrose boobu maanaam li koy waral wax naa ko léegi mën nañ jàpp ni rek joint yi nekk ci articulation yi nga xam ne moo tax nit bi bu yëngal ay cëram du metti ñooy dem ba dootuñu fonctionner ni ñu waroon fonctionner bu weesoo loolu xeetu rhumatisme inflammatoire yi bi ci gën a yaatu gën ci bari ci liggéey yu ñu def fii mooy li ñuy wax polyarthrite rhumatoïde nga xam ne dafay jàpp articulation yu bari ñuy metti lu ëpp guddi gi ak nit bi bu xëyee. li nga xamante ni nag moo koy andi li ci bëri mu ngi aajowu ci xeetu rhumatisme bi nga am wante yaram bu bari itam yenn saay mën na koo joxe. boo jëlee lu mel ne arthrose jàpp nañ ni fi mu nekk nii yaram bokk na ci li koy gën a joxe bu njëkk sax dañu jàppoon rek ni diisaayu yaram bi moo koy waral waaye du diisaayu yaram bi rek. maanaam même graisse bi ci biir yaramu nit ki dafay léegi maanaam produire ay substances yoo xam ni malheureusement dañuy ñëw di attaquer articulation yi di ko yàq même bu nit ki tëddee moo tax lu ñuy njëkk a wax bu ñuy wax ak patients yi pour traitement bi dañ leen di wax ñoom nañu góorgóorlu ba jéem a jeex loolu lu am solo la ci traitement bi boo jëlee lu mel ni xeetu rhumatisme inflammatoire yi ak polyarthrite rhumatoïde bi nga xam ne moom mooy bi ci gën a fës gën ci bari fi ñu nekk lu mel ni cigarette daf koy joxe. ngir paj mi li ci ëpp dañ naan la nga teel a fàggandiku jóg sa bopp maytandiku am yaram bi toog nag bañ a faale sa rhumatisme mën na lay indi loraange professeur Souaibou Ndongo. et traitement yi bari na trop façon yi mu ngi jaar ci jël garab yooyu am na ci yoo xam ni léeg-léeg dañuy freiner feebar bi yooyu mooy yi nga xam ni ñoo gën am ci yoo xam ni aussi ci saase dañuy wàññi mettitu nit bi. yenn ci ay xeetu rhumatisme yu bari dañ koy faral di jagleeg mag ñi ni ñoom lay dal. wante xale yeeg njagamaar si ñoom it mën na leen dal li leen gën a yab nag moom mooy bi ñuy tuppee rhumatisme inflammatoire. Salimata Aw xam naa dina ci ñëwaat ci bonne santé ci RFM woote pour Cotonou tey fukki fan ak ñaar ci weeru octobre ci atum 2019 benn at kon gannaaw ba njiitu réew yi nekk fi ci Afrique amoon kon ab déclaration bu am solo bu ñu defoon ngir daal di xeex lu jëm nag ci garab yu bon yi nu ñu rek daal di duggee fii ci Afrique ndaxte marché boobu at bu ne dana am kon lu toll ci $200 milliards ci dollars yi nga xamante ni moom la marché boobu di indi fii ci Afrique te mu nekk ay médicaments di ay garab yu bon lim gu takku nag ci ay nit di ci faatu at bu nekk fii ci Afrique waaye depuis daaw ba léegi amul lenn li nga xamante ni am na coppite ci wàllu woowu bu ñu sukkandikoo ci président bu association Urgence et Développement bokk yi tamit ci Institut français des formateurs risques majeurs ak ñii di aar lu jëm ci wàllum gàncax gi Ousmane Seck lay wuyoo ñu déglu ko ci téléphone Barthélémy Ngama. àddina wërngal këpp la wër waaye Afrique daf cee raw ndaxte bu dee àddina nga jàpp dañu la benn garab bu ñuy jaay rek wala bu doomu aadama jëfandikoo boo jëlee benn buñ si jaayee fukk ya musiba la baaxul bu dee Afrique nag lu diggante juróom benn fukk ba juróom ñett fukk ci téeméer boo jël ñu ne la baaxul loolu mooy tekki ne daanaka boo xoolee téeméer yi ñu jël garab juróom ñett fukk ya garab gañ jël baaxul te ñu seetlu ne garab yooyu dina rey ci àddina bi at mu nekk juróom ñaari téeméeri junni doomu aadama daanaka million te loolu boo ko jëlee ñaari téeméer yëpp Afrique la ñu nekk ñu ne la marché boobu li tax mu doy waar mooy at mu nekk ñaari téeméeri milliards de dollars américains la te itamit li ñu war a wax mooy boo jëlee garab gu bon benn di nga jël xaalis bi jaay ko ñaar du la faj ñett mun na rey ñeent mun na la indil beneen feebar moo tax feebar yu bëri ngi raw ci réew mi ñu noonu nu mu mun a amee li ko indi mooy loolu ndaxte garab yooyu dañu seetlu ne boo ko jàppee lii tax mu faj nekku ca li ñu woowee principe actif bi nekku ci mbaa boog bu ca nekkee dafay yées mbaa mu ëpp bu sa docteur bi ne jëlal benn doom nga naan ko bu fekkee
fekkee ni dafa yës boo jëlee daam ba lam la digaloon du mat bu dee dafa ëpp day ëpp te tamit nañ seetluwaat ne ci dafa am ñu ko daan jaay yi wooyee pharmacie par terre kon nguur yi am luñ ci war a def. est-ce que loolu mooy wone ne appelu Cotonou bi bañ ko defee 2009 ba léegi nii chef d'État yi engagement yi ñu jëloon defuñu ko. seetlu rek Sénégal léegi da ngay dégg ñu ne la ci dëkk sangam jàpp nañ fa ay garab dëkk sangam jàpp nañ fa ay garab te loolu ci jamono ay at ci gannaaw daana koon déggee noonu kon kay war nañ ci gën a taxaw te Sénégal sax da ngay chef de l'État bi conseil des ministres mu naan nañ ci gën a taxaw moom si boppam sax daf koy wax kon baar mbir mi daal ëpp na daay fi ñu toll ni te buñ ci jógul nag dina gën a bon. RFM Sport. gannaaw ba benn waxtu jotee ba teg ñaar fukki simili ñu tàggat yaram yi bala ndax ñu moytandiku rhumatisme Youssouf Bodian ndaxte dégg nga médecin bi lu mu wax nañuy tàggatu bañ a am yaram même sooy marche sax sport la bokk bu ko xeeb ci marche waaw di dox 40 minutes par jour effectivement gars yi dañuy yaakaar ne sport mooy daw wala def ay effort yu métti d'accord mën nga dox tranquillement pendant 41 heures de temps baax na ci yaram est-ce que jaabante yi ngay def diggante par exemple bureau yeeg studio yeeg yooyu doon mën nañ ko non ñooy ndaw la ñu quoi yooyu moom duñ ko yëg am naa troisième âge yi rek troisième âge yi donc moo tax dañuy yem ci yor kurus bi kon di topp li nga xamante ni moom mooy corniche bi di ci def sport dafa am solo bu baax a baax donc football coupe bu UFOA c'est bien ça kon petite finale bi tey ji ci ngoon la ñu koy jongante Cap-Vert moo ci daje ak Guinée ñu war a xëccoo trophée de consolation match bi kon 17h lay doon Stade Lat Dior bu Thiès match bi nag dina tax kon ba sili local boobule mën a waajal bu baax a baax match bi war a dox digganteem ak Sénégal di match retour ci wàllum éliminatoire CHAN 2020 te Sénégal gagnoon ko 1-0 fii ci Ndakaaru loolu nag di ay kaddu Kamfori Lappé Bangoura moom mooy sélectionneur bu Guinée. Nous sommes à la recherche de l'équipe type. ñu ngi ut sunu équipe type bi war a jouer match retour contre le Sénégal soo leen xoolee bu ñuy jouer ñaareelu match bi dañoo changé juróom-ñaari joueurs sunu match tey bi ñetti changement lañ def contre Cap-Vert ñaari changement lañ def léegi gis naa ni équipe bi physiquement mu ngi dem kanam ndax gis ngeen match bi ñu jouer contre Guinée-Bissau amoon nañ taxawaay bu baax côté physique ci deuxième mi-temps bi match tey bi nag joxe nañu lépp ci première période bi moo tax ci ñaareelu période bi doxuñu trop. léegi loolu yëpp dinañ ko xool duñ ko jàngatee final bi ñu xool nu ñuy tegee équipe boo xamante ni mooy jouer match retour bi contre Sénégal. On verra à peu près l'équipe qui va jouer le match retour. match retour boobu la kon ñu jàpp ko fii ak le 18 octobre kon foofu ca Conakry finale coupe de l'UFOA jàppale ni kon suba la dimanche Sénégal Ghana bu 17h jotee ngeen mën ko déglu ci RFM Black Star yi kon ñoo yor raaya bi ñoo ko gagné woon seen réewu Djeneba. mu nekk kon la radio des grands événements sportifs fii RFM alors dañuy dem ba tugal foofu tamit ñu ngi jongante. waaw ñu ngi jongante ci kon wàllum qualification ngir dem ci Euro 2020 tey nag am na ay match yu bëri yoo xamante ne kon jàpp nañ ko ci zone Europe boobule bokk na ci Norvège bi dalal Espagne wala sax match bi nga xamante ne kon mooy dox diggante Italie ak Grèce match yooyu kon mooy am ci ngoon Espagne seen match 18h45 la waxtu woowu tamit la Italie daje ak Grèce am na yeneen match yoo xamante ni kon am na tey jàppale ni kon démb France moo daan Islande benn bayal ci dara kii di Giroud moo dugal seen but ci penalty boo xamante ne kon ci Griezmann la mu daal di ko transformé Portugal daan Luxembourg ñetti bal ci dara loolu tamit kon démb la woon République tchèque moom dafa daan Angleterre 2-1 ci ndapa ñu wax léegi ci beneen xeetu football di football bi ñuy defee ci tefes bi beach soccer jeux mondiaux yi nga xam ne ñu ngi koy amal Sénégal nag dina laa lekk Iran te si suba si dimanche bi. ca Qatar lay xewee kon ginnaaw ndam bi nga xamante ni Sénégal am na ko démb si digganteem ak Paraguay gaynde yi kon dinañ jongante ngir xëccoo place bu njëkk bi seen diggante ak Iran démb moo daan Ukraine kon ci matcham bu njëkk bi sélectionneur bi di Ngalla Sylla jàpp ni match bu jafe la donte sax moom équipe am bi dina def lépp kon ngir mën a am résultat bu baax ñu déglu Ngalla Sylla. Iran tey ñun xam na ne sur le plan mondial moom moo jël 4e ginnaaw Brésil Russie Portugal Iran moo si topp Iran gis na ne moom saa yi bu ñëw si compétition yu mag yi nii moom nu mu gàtt moom dina dugg si carré d'as bi donc pour
pour war na nekk moom dafa ñëw imposer pour nekk ci place am donc daf ko liggéey donc Iran aussi di équipe bu ndaw donc tey ñun xam na ne match bi ñuy xaar match bu métti la parce que Iran ñoom seen football dafa métti trop fàttali sax ne ñoom démb seen match bi ñu ci ak Ukraine boo xoolee dañ leen mëne woon 4-3 mais match bi mu desee 3 minutes ñoom dañ dem fuxati ci victoire bi jëli ji ko par force parce que dañ dem ba dernière minute égaliser ba pare remonter waa ji pour war na nekk ñoom duñu bàyyi donc ñun dëgg ñoo war a imposer wu sunu jeu imposer leen sunu physique xam naa ne daal match boobu moom xale yi xam ne sax match boobu du yomb dara parce que Iran ñoom du may dara mais ñun aussi nañu jouer sunu jeu rek def sunu fort aussi def duñu mën ba pare essayer leen contrer encore une fois di wax ne match bi ñuy xaar daal match bu metti la contre Iran xanaa di ñaan yàlla rek yàlla may ñu ndam ci kawam di wax ne aussi vraiment tournoi bi kenn qualifié wagul même bu fekkee ne sax tey Iran ñun dañ ko gagné wala mu gagné ñu tournoi la boo xamante ne da ngay jouer say match jusqu'au bout di ñaan yàlla rek yàlla may ñu ndam ci kaw Iran inchallah voilà kooku di kon Ngalla Sylla Sénégal Iran suba la bu 18h jotee foofu la ca Qatar. jigéen ñi tamit dañuy rugby. donc CAN bi tàmbali nañ ko ca Tunisie. waaw rugby à 7 la juróom-ñaari joueuses kon ñooy nekk ci terrain bi. war nañ tal de. waay dañuy soxla ñoo xamante ne dañuy oyof pour daw ndax lépp du mbëkkante rek jàppale ni kon Sénégal am na ñaari ndam yu ndamam njëkk tey ci suba Botswana la njëkk door 19-10 ñaareelu match bi Sénégal kon daan équipe u Ghana 17-10 kon la Sénégal gagné Ghana mi nga xamante ne moom it kon am na ñaari défaite ndax Kenya moo ko daan 36-0 Kenya moomule moo war a doon adversaire u Sénégal ñetteelu adversaire am ci ngoon lay doon bu 15h jotee le Sénégal di jongante Kenya. Tunisie moom it am na ndam ci Île Maurice 38-0 34-0 la Madagascar dóor Maroc Afrique du Sud daan Ouganda 32-0 Zambie 12 Zimbabwe am 7 Djeneba. ñu waxtaan ci basket léegi ba léegi ci wàllu jigéen ñi. tey nag demi-finale retour bi la ñuy rek daal di jongante ci coupe du Sénégal. 18h stade Marius Ndiaye Dakar Université Club mooy dajek AS Ville de Dakar ci match aller bi nag étudiante yu Dakar dañoo ñàkk ci kanam AS Ville de Dakar ñeenti poñ lañ leen rawee 62-66 ñaareelu demi-finale bi dañ ko dàq ba beneen yoon li ko waral mooy ci match aller bi waa ISEC bi ñuy dem Ndar seen bus dafa def accident ba tax na kon. dañuy xaar ba joueurs yi mën a rétablir ngir mën a programmé waat demi-finale boobule. ñu jeexale ko ci wàllum handball ak final championnat bi tey lañ koy amal Amadou Bakhy bu Guédiawaye fa la yëf yi di amee 16h ay étudiantes kon ñooy jongante Duc UGB étudiantes yu Dakar yi nag ñoo yor raaya boobule ñu war ko défendre ci kanam ay Saint-Louisiennes yu ut raaya bi war ko jël kon bëgg ko jël kon pour la première fois. finalu góor ñi 18h Asfa Duc militaire yu Asfa kon ñoo yor raaya bi jéem ba. merci jaaraama kon Youssouf Bodian benn waxtu jot na ba teg ñaar fukki simili ak juróom-ñaar ñu woye léegi la ñu duppee tranche de vie di nataal lu ñuy def samedi junne fii ci RFM tey jii nag ñu leen di xamle ki nga xamante ni moo ñëkk nodd kon ca Masalikul Jinaan Sayer Ndiaye lay wuyoo nataalam ak Pabala Gueye. mu am baat bu diis boo xamante ne fu mu toll di wax dañu koy daal di dégg mu sol grand boubam bu weex tàll boole ci takk ndigam di mandargal ne taalibe murit la moom nag turam doon na loo xamante ne dootul réer ci taarixu Masalikul Jinaan moom mi nga xam ne moo fa njëkk a noddu Sayer Ndiaye jamono ji nag mbégteem mënu ko sax fësal. tey di lii dafa maanaam lu yëg-yëg bi ma am maanaam lu kawe la ci man ndax tey muy jumaa ji Serigne Touba ñaanoon ci Ndakaaru. taxawaayam nag daanaka lépp ci liggéeyu xalif yi nga xamante ne ñoom ñoo fi jot a jaar waaye itam Mbacke wu Faye moom mi nga xamante ne daanaka moo ko defal lu bari waaye itam am ci moom confiance. Serigne Saliou moo ma yóbbu barabu Sëñ Touba teg ma fa boole ma ak sëñ Matar Bousso xalifa sëñ Mbacke Bousso loolu xalifa bu fi toog rek daanaka wéyal nga loolee ba ci Serigne Mamoun Bousso imaamu ratib bu jumaay Touba moom la ma sëñ Muntaxa booleel moom la ma tamit Cheikh Sidil Mokhtar Mbacke booleeloon moom la ma Cheikh Mouhamad Lamine Bara booleeloon Serigne Mbacke yu Faye man kooku mënumaa wax ci moom ndax bëgg gu ma ko bëgg te jëmi Sëñ Touba tax barki borom ta sama baay laa ko def sama lépp laa ko def man bëggum Mbàkke yu ni ma mel ci moom aw ma ci moom sago
mu nekk taalibe ndem si yàlla si Serigne Saliou Mbacké. Sayer Ndiaye am lu toll ak ñeent fukki at jamono ji nag juróom-ñaari at a ngi nii moom nag mu nekk di noddu ci jumaa jile juróom-ñaari at yi nga xamante ne ci lañ daal di taxawal jumaa Masalikul Jinaan gile. bi Masalik di soog a doon Masalik doonagul woon dara man maay ki fi njëkk a noddu maa ki nga xam ne maa fi taxawal noddu nit ñi bu ma noddee nit ñi julli xëy na loolu la ma Sëñ Tuubaa fay. mu nekk ci boppuk daayira goo xamante ne day yëngu ci lépp loo xam ne mooy séddalem ndox waaye tamit séddale ay bernde ci Touba su yenn ci xew-xew yu mag yi amee Sayer Ndiaye nag daanaka moom du loolu rek la mën gannaaw xasida yi ci businessam ci lay yëngu. man commerce laay def waaye nag man sama lépp man kenn du ma tënk man Sëñ Tuubaa ma moom moo tax du ma liggéeyal mbindeef ñaanuma xëyal mbindeef ci kaw suuf ku dul Sëñ Tuubaa Sëñ Tuubaa lay xëyal fu ñu wootelee Sëñ Tuubaa dem naa man Sëñ Tuubaa ma moom kenn moom ku dul Sëñ Tuubaa commerce der yi dama koy def damay jaay ay portable business laay def daal centre commercial Touba Sandaga. mu doon koo xam ne dafa dogu ci yoonu murit gi le te mën a liggéeyal doomu aadama saa su ko waree Sayer comme ni ko yenn ci ay mbokkam di woowee moom nag gisul lenn lu dul Serigne Touba mi nga xam ne moom mooy léppam.